Assalamualaikum sama gars yi ziar ak màggal la ndamoo titre di leen bëggee bu wér sànq dañ commencé woon live bi mais xam nga ay appel moo ko dagg quoi donc j'avais préféré wuyu appel yi que après ñëw ak yéen quoi maa ngi tuub di jégalu bu wér nag maa ngi jégalu bu baax a baax di leen ziar di leen ndamoo di leen titre donc tey kàddu gu ma indoon rek mooy déjà lu may njëkk wax moom mooy ci le problème de Gana Gueye ak ligue LGBT maanaam lobby LGBT bi lu may wax moom mooy ñooñu duñu dara ñoom ay góor jigéen lañ accepté nañ góor jigéen waaye nangul nañ ñu pour ñun ñu nangu mbirum góor jigéen waaye nangulu ñu li yàlla wax nouvel ordre mondial bi dafa am ay programme am LGBT bokk na ci nan la ñuy def ba yàq ndaw yi accepté loo leen ay mbirum góor jigéen ñun nag ñoom dañ fi fekk suñuy aada fekk fi suñuy cosaan waaye fekk fi suñu diine te suñu diine duñ ko weccoog daraay àdduna duñ ko weccoog suñu diine nii football nii ay dëkk nii ay passeport rek amul lenn lu ñuy wecceekoo suñu diine lañu gëm suñu diine lañu fonk suñu diine lañu yaakaar ci suñu ponk diine lañuy dox donc ñun suñu diine muy islam muy christianisme dañoo interdire lii di acte góor jigéen ak taxawaayu góor jigéen ak definu góor jigéen donc on s'en fout même bu ñuy perte àdduna sax àdduna waxuma la ay perte ay football ak ay club ak ay kii àdduna sax bu ñu ko doon perdre du ñu weccee ko yàlla ak mbirum góor jigéen donc bu ñu sonal na seen xel dal respect à Gana Gueye big up à Gana Gueye. Gana Gueye est un Sénégalais. Gana Gueye croit au précepte de l'islam. Et l'islam interdit strictement le gordigénisme. Lolu du ay homophobique, ay je sais pas des conneries. Ñun on est des musulmans. Té tamit même le christianisme accepté wul mbirum góor jigéen. Donc du ñoom ñoo ñuy wax lan lañu war a gëm ak lu ñu war a gëm. Ñun duñu ànd ak LGBT. Man maa ngi nii Canada laa ne fu may dëkk ci suuf am na salon benn góor jigéen moo fa ñëw ñu jël ko bees mu nekk fa premier jour boo fa duggee gis ko muy émaayoo ko di rosa wu di def li muy def ci laa duggatul foofu sama doomu ndey ki nga xam ne sama gaañ la moom laa doon seeti bu ma ñëwee des fois damay sonné mu ñëw ba ci buntu bi ma wax ko li ma koy wax dem sama yoon mu ne ma noo duggal ma ne ko déedéet lu tax ma ne ko yàlla interdire na ma tànk góor jigéen bii mi ngi fii ci salon bii man dootuma fi tege ci tànk non bàyyi li ngay wax non tubaab la ma ne ko non bu ñu werante sa ngëm-ngëm yow dañ la ko yaree depuis enfance que lii ay affaire racisme la ak soxor la ay homophobie loolu ay tur la yuñ créé ñoom yow mun nga leen a nuyu man waruma leen a nuyu te fuñ teg seen tànk ma gis ko waruma faa teg tànk comme jamono ji góor jigéen mi ngi fii di liggéey ci sa salon bii dootuma fa tege ci tànk jógewu fa sinon yàlla daf may rëbb te 40 jours bu ma koy julli bi du dagan yàlla da koy yanuwaat dóoraat ma ko te lépp ku ma koy teg mooy kii nekk ci biir nii rosa wu émayu pastelu wut ay ancham takk te di góor yàlla xalaatuma ko mais après mu ne ma woy je respecte sa conviction la ma ne ko du sama conviction islam la sama diine moom ko li ma lay wax nii islam li ma sama diine tere damay jéem a góorgóorlu bàyyi ko mbirum góor jigéen suñu diine suñu borom daf cee xalak ab société Sodome ak Gomorrhe daf leen cee xalak donc amul daraay àdduna loo xam ni dinaa ko weccee ko sama diine jël sama diine di ko weccee ko ay mbirum góor jigéen ragaluma ci kenn malgré que Canada gii ay dëkkub góor jigéen la dëkkub yàmbaa la da ngay tux yàmbaa nu mu la neexee dëkkub góor jigéen la dañ fay am doole maanaam bokk na ci capitalu góor jigéen yi
boo nekk Hollande Canada ngay wax bokk na ci dëkk yu gën a ëpp góor jigéen ci monde bi góor jigéen yëpp fii la ñuy daw mais man du tax ma bàyyi sama diine du tax ñoom seen loi ak seen règlement lu mu accepté man dama ci war a dem par force du ma ànd ak góor jigéen du ma nuyu góor jigéen fu góor jigéen toog ma dem feneen ba ci métro yi rusuma ci dara ragaluma ci dara bu ma toogee sama place ab góor jigéen ñëw jege ma moo xool mu may saf góor jigéen ma changé dem beneen wagon waxuma sax wagon duñ sax bokk wagon damay xaar bu arrêté rek ma daw génn foofu demaat ci beneen wagon dama dul sax changé place sa wagon laay génn caaxaanewu ma ko kafuma ko foofu ma te mayu ma ko kenn bañu ma ci dara bañu ma ci ba génn réew mi ma génn réew ma je m'en fous éperdument dafa am lu mu gëm Gana Gueye dafa am lu mu gëm ay croyance am la te croyance ñun ñii ñëpp la képp ku am diine donc c'est pas à eux de nous imposer que Gana Gueye doit porter ce maillot aux couleurs LGBT c'est pas normal il faut respecter les principes il faut respecter la dignité humaine il faut respecter le choix de tout un chacun voilà et il a raison man ku ma xool xam ni ci loolu Sénégal tey jii bu ñuy wax ay waxu LGBT bu ñuy wax drapeau bokk naa ci ñu njëkk a xeex loolu Sénégal tey nag neex na ñëpp mun nañ cee kii waaye ku nangu xam ni boo xoolee Sénégal lan moo fa njëkk histoire bu gën a graaw bu fa gën a siiw moom mooy bi nga xam ne Wally Seck sol na drapeau yërëm boobu noonu je suis la première personne bu génn Sénégal dem ci rajo yi ci la imaam yi suivre ma piste boobu maa ko ubbi maa njëkk a taxaw ci journaux yi télé yi wër Wally Seck maa ko njëkk a wàcce ne ko yow da nga dof xanaa boobu sénégalais yi dama seetaan live ñu koy wane ci télé bi mu sol maillot ak couleur LGBT ñëpp di seetaan gars yi di tëb di dal ma ne maa ngi benn tali di seetaan ma naan sama grand yi maa ngi Sénégal ma ne mais kii couleur drapeau LGBT la sol gars yi na non t-shirt bi dafa rafet man leen vous êtes malade instant yi gars yi ñu ngi ci géeyu parade bi juin juillet Wally Seck ñëw toll lii ci ñu naan non dafa ma génn le lendemain commencé woo média yëpp ne leen dama soxla wax commencé wër di dóor rëng gars yi di wax waxu LGBT boobu ñu gars yi ñu ngi may seetaan yëpp Sénégal yëpp a ngi may seetaan xamuñu sax ku dugal ci YouTube gis ko ñëpp a ngi may seetaan naan non kii lu muy wax ni non kii na bàyyi Wally Seck kii dafa soxor xol bee bon may raak ak ñoom foofu ci télé ak rajo yi boobu ñëpp a ngi concentré wu ci ay football Sénégal quart de finale demi finale war a dem finale man maa ngi wër télé yi man di sensibiliser ci LGBT ci t-shirt bi maire yi damay doon romb ba maire yi jaay ko tu caay bi sax ne waaye moo la man de billahi musuma xam sax drapeau boobu drapeau góor jigéen la amoon ay parasol parapluie yi nga gis parapluie couleur partout Sénégal couleur bi di folote te xamuñu sax ni lii drapeau la ma def ci ay émission yu pertinente sax éveiller toute une population ci drapeau bi jaay ci sama bakkan yàlla defal ma ci ndam tey Sénégal ñëpp a xam couleur boobu drapeau boobu te am na jamono joo xamuñu ko woon ñëpp gar ci sama bakkan bu njëkk ba dañ doon xeex Wally Seck parce que benn saak la yor saak wala yére bu mu sol moo xaw a jigéene wala pain mais xamuñu mais bu mu indee drapeau bi flotte ci t-shirt bi xamuñu ko woon fekk foofu la gën a grave niveau bi kawe na yow Wally Seck doon njëkk a def ay niveau national la ay lonko saak ñu naan ay saak góor jigéen loolu saak bi dafa jigéene mu sol ay dàll yi mel ni ay dàll coquette yooyu yow coquette am yi nag ñuy xotti ay affaire am war a muy xotti saak ak mais bu mu ñëwee dóor t-shirt ba nag sénégalais yi di tëb di ciblé loolu t-shirt bi rafet na foofu laa ne l'affaire devient internationale maintenant c'est de la géopolitique xaar leen ma dugg comme tukki naa ba sonn xam naa drapeau yi fu ñuy foloteeg loolu ndeysaan ma jóge fa dem Paris di ànd ak benn sama doomu ndey pëccoo mu tourné rek gis drapeau bi ne ma sa drapeau baa ngi nii sa drapeau ma ne ko astafurlah bul ma ne sa drapeau bi de yii yàgg naa ko romb Paris fii biir Paris downtown Paris mais mosuma xam ni drapeau góor jigéen la ma ne ko bon moom la mooy folote ci buntu kër yëpp ma ne ko ban moment la ay juin juillet ma ne ko voilà kon xamoon sax ni drapeau bi ay drapeau LGBT la moo tax Wally Seck ma tëjoon ko tëj bu garaaw Wally Seck di bandi lu non xaw ma woon ma ne ko ok xamoo woon ma ne ko t-shirt bi yaa ko jënd mu ne waaw foo ko jëndee
Angleterre ma ne ko yaa ko moom non sa xaalis nga ko jëndee taal ko ma jox ko boobu Wally Seck ba léegi ci la ne wër daw ma ne ko yow Wally Seck yow sénégalais ngay nax de man dama lay jaay lekk sa njëg koo yaakaar maa ko ëpp xam-xam maa ko ëpp bopp moo tax mu non lii tiset rek la ma ne ko tiset rek la c'est facile non tiset rek la taal ko léegi taal ko ma arrêté wax ji taal ko ma arrêté wax ji comme tiset rek la n'est-ce pas tiset la da ngaa xool mu rafet nga jënd ko yaa moom sa tiset man tiset bi maa ko moom ma neexee taal ko kenn mënu ci dara ma ne ko léegi taal ko gars yi tee seen gémmiñ ne oh moo laa dugal la waa ji du guute ngal la nag dugal la ko ci nguuta gu rëy a ngi nii Wally Seck na mër daw lii lay la laan ma ne ko yooyu da nga koy wax sénégalais yi de da nga koy wax gars yi toog foofu nga xam damuñu dikkuñu xamuñu dara ci monde bi ni muy doxee yor seen i làmmiñ rek di ratatati xamuñu ñooñu mun nga leen nax ñooñu ay dof sax dañ leen di nax benn Madiambal Diagne da leen di nax benn journaliste da leen di nax Macky Sall da leen di nax rakk Macky Sall da leen di nax doomu Macky Sall da leen di nax foofu ñu dëkk boo xam ne la moom pour naxaate dafa yomb waaye ñun ñi dem ba ñëw ba dajal ñëw toog nga ñi bëgg a nax ci ay non t-shirt la ma xool ko mu rafet maye bi non mu nuroog ay drapeau Sénégal ma jënd ko ma ne ko yow ñaari contexte moo am donc ko moment bu nga ko jël kañ la juin juillet c'est le moment de défilé gay partout nga dem jëndi ji ko ba Angleterre loo fa fekk jamono jooju jamonoy gay parade la nga jël indi di ci foowee sénégalais yi léegi comme yaa ko moom yaa ko jënd sa t-shirt la yaa ko moom kenn moomu ko taalal dafa rafetoon léegi def nga erreur sol nga loo war ta sol léegi sa t-shirt la taalal ba léegi taalu ko de ma ne ko ba léegi taalu ko de ma tourné ñu naan ma dafa porter plainte imam yeeg yooyu journaliste yi woo ma ne ma wax mais man sa waay Wally Seck ma ngay yónnee ay citation directe de avocat mi ngi yónnee gars yi citation directe de imam xaw ma lan jot na mais man lu ma jaaxal mooy yow Mollah yow ba nga koy wax kenn waxu ko imam yeeg yëpp ci yow lañ ko déggee daw ñëw ñoom ñëpp ñëw jàppale la ci combat bi mais nan la ñuy mun a ñëw di porter plainte ay wagon bàyyi locomotive bi bàyyi di porter plainte locomotive bàyyi bopp train bi ndeysaan ma ne journaliste bi demal nalaw yi mu ne ma ne ko billaay du ma porter plainte mukk imaam yi moom ñëme na leen porter plainte mais man moom du ma porter plainte ah bon en tout cas yónnee na citation directe imaam yëpp yónnee na citation directe mais man maa ngi xaar sama citation directe parce que comme man sama télé nga njëkk a defee affaire bi sama site web nga ko njëkk a defee bla bla ma ne ko damal nga tëddi nalaw Wally Seck juróom-ñaari xelam xalaatul porter ma plainte sa waaye porter ma plainte yombul de lu tax yombul mooy dama am ay argument je peux me défendre je peux bien me défendre xanaa nga nekk benn lu mu tuddati avocat benn magistrat wala benn juge bandi quoi nga jaay ma yëfu bandi jaay doole mais bu dee argument rek je sais bien argumenté voilà jiiñuñu ko dara waxuma góor jigéen la musuma wax góor jigéen dama ne t-shirt bu mu sol drapeau góor jigéen la ça illustre plein de choses du ay affaire couleur loolu laa wax loolu nag buñ ci porté plainte ni dalaa neex mais nag mënuma accuser Wally Seck mais musuma ko fekk ñu juutal ko musuma ko fekk mu juutalaate loolu moom duma ko def je n'accuserai jamais nit ne ni kii góor jigéen la te gisuma ko loolu moom gisuma ko te loolu yàlla da koy interdire mais am naa droit gis t-shirt bi ne t-shirt bii kat drapeau góor jigéen la kon nag ñi ngi yokk dooleel kii di Gana Gueye te di mañ a fàtte it kumba amul ndey ki nga xam ne ci mbirum góor jigéen waxu góor jigéen lañ ko tëjee ci kaso bi kan la Cheikh Omar Diagne jàmbaar ja fàq tëdd ngi noonu tey ma nga ca kaso googu noonu sàccul alalu jàmbur fenalul jàmbur jëlul xaalisu jàmbur tey jii ma nga ca kaso ba lu ko fa dugal affaire LGBT waxu LGBT waxu góor jigéen kon góor jigéen yee ko fa dugal waaw képp ku ne jaraw lakk Gana Gueye war nga wax jaaraama Cheikh Omar Diagne jàmbaar ja ma ngay tëdd waaye wéetul de yàlla nga koy wéttali yàlla nga suñu borom subhanahu wa taala ma nga naan Cheikh Omar Diagne muñal rek loo muñ mu jeex doomu aadama yi bëri duggoon nañ ci kaso bi yàlla génnaat yàlla kawel leen loolu sax ci seeni nawle yi leen tëjoon bés dina musa ñëw Cheikh Omar Diagne toll fu kawe sax wallahi la azim toll fu kawe raw Macky Sall ba Macky Sall mun a ñëw ci moom sax di ko ñaan di ko saraxu
waaw te loolu nag suñu borom subhanahu wa taala mi ngi fi Macky Sall mi ngi fi Cheikh Omar Diagne mi ngi fi ñi tax mu tëj ko ñi ngi fi bés dina mës a ñëw yàlla dina atte waaw yàlla dina atte donc lu ñu mën a wax rek mooy Cheikh Omar Diagne encore une fois ñu ngi koy mastaw di ko ndokkel di ko gërëm di ko sant di ko wax ni le combat ne sera pas vain Dieu est au contrôle et suñu borom subhanahu wa taala dina ko taxaw ala kulli haal dina ko taxaw de kon nag képp ku ne jërëjëf Gana Gueye war na wax jaraaw lakk Cheikh Omar Diagne mérité na ko de tooñul kenn jëlul alalu kenn dénkuñu ko alalu askan musul laal kees jàmbaar fàq tëdd ku jullite sax ku set ku sell nit ku baax bu laabiir bëri xam-xam sax macha allah boobu bi fees tepp alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi koy sant ñu ngi koy bàyyi ak suñu borom subhanahu wa taala yàlla na suñu borom sàmm Cheikh Omar Diagne yàlla na suñu borom laq Cheikh Omar Diagne fu yàq dul yegg yàlla na ko suñu borom yëkkati ci garaad yu yenentu yi yàlla na ko suñu borom yëkkati ci garaadu les accompagnateurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam moom Cheikh Omar Diagne mérité na ko yàlla na ko suñu borom yëkkati képp ku ko jéem a fagaagal wala gàllankoor yàlla na suñu borom wàcce ba nga suufu lool sax ba xet sax li la suñu borom def ba mbott sax ëpp lay garaat waaw suñu borom nag mun na ko bu weesoo loolu comme nu ma ko mën a waxee mooy maa ngi leen di wax ni ngeen taxaw ngeen gën a dëggal seen bopp ndax Sénégal ñun ñoo ko moom benn bopp la benn famille mënuñu ñëw accaparer ay ressources naturelles u Sénégal accaparer ay kees accaparer lépp lu suñu borom may Sénégalais yi jël ko ab famille lëmb di ko séddoo di ko jaxaay ma lamb jaxaay ma lanj jaxaay ko ma lanj ay xaritu Macky Sall doomu Macky Sall njabootu Macky Sall ay goro Macky Sall ñoo jël day ni alalu askan warax lépp bàyyiwuñ dara kon nag Sénégal ngir yàlla bëgg leen seen bopp man mii maa ngi def sama kéemtalaay kàttan de lépp lu ma mën maa ngi koy def maa ngi jaayante ngir yéen parce que ngir yéen la de nekkuma Sénégal naanuma ndoxu Sénégal lekkuma ceebu Sénégal xencuwuma ngelaw Sénégal dara Sénégal utilisé wu ma ko dara waaye amul tey mun naa taxaw ne amul doomu aadama bu ma gën a nekk patriote amul doomu aadama bu ma gën a bëgg Sénégal ndax Sénégal mooy sama xol gars yi dañ naan Sénégal sama xol laa ko def man def ma ko sama xol de man Sénégal mooy sama xol du loo xam ne dafa exister sama xol exister déedéet Sénégal mooy sama xol ku laal Sénégal laal nga sama xol ku trahir Sénégal trahir nga ma ku jam Sénégal jam nga ma ku sàcc alalu Sénégal sàcc nga sama xol te it njabootu Macky Sall gi xeebuñu yéemuñu expliquer naa leen seen famille yëpp mooy la famille Faye Sall Timbo donc loolu nekkatul mystère ay sàcckat lañ ay trian lañ ay fenkat lañ dañuy sàcc bay sàcc ay député di sàcc bay sàcc ay vote di sàcc bay sàcc ay parrainage bàyyi ñu dara njaboot goo xam ne dañ ne ñoom dynastie la dañoo war a yor sénégalais yi di leen toroxal ba bés bu ñuy set ba ñoom ba bés bu ñuy faatu du am nag lu ñu mayul Macky Sall lu ñu mayul Abdoulaye Wade mënuñu ko may Macky Sall te na ko wóor ni mandaam jeex na 663 jours moo ko fi dese loolu na ko gëm na gëm ni balaa moo toogaat fii man moom dina ma rey xaw ma kan mais man moom dina ma rey moom te góomu ni moom ma war a rey 2024 dara mënul fexe ba Ousmane Sonko du toog dara mënul fexe ba Ousmane Sonko du toog 2024 wala dëkk bi tàkk rek wala dëkk bi yàqu ba faw ingouvernable waaye dara mënul fexe ba Ousmane Sonko du toog 2024 loolu moom bu ma leen ko waxee takk leen ko téere te Macky Sall laa koy wax ak njabootam munoo muusaka waane ba toogaat fii wallahi la azim te munoo fexe ay pexe ba teg fi keneen le Sénégal dit oui à Ousmane Sonko pour une nouvelle vision beneen paradigme bu bees waaw loolu moom lu ñu leen wax la te lu ngeen di gëm la te loolu day am man nag moom comme nu ma leen ko waxee encore une fois wax naa leen ko il essaie de plus en plus ne dañ may jéem a
dañ may jéem a fay xaalis man Mollah Morgun te waxoon naa leen ab wax nee naa leen gouvernement sénégalais bi pare nañ pour teg xeetu alal gu ne pour jënd sama kàddu waxoon naa leen ko waxoon leen ba ne dinañ dem ba benn jamono comme maa ngi bañ ña ngay dem ca ñama jege ca dëgg-dëgg ñama jege ak may woo sama benn doomu ndey rek koo xam ne ñoo màggandoo jàngandoo école génnandoo jarumay jaar ci tur parce que waxoon naa ko du ma wax tur bi mi ngi naan ma booy fils mbaa dooma jaay ma ne ko xalaatuma laa jaay woo na ma fi waaw dëgg-dëgg léegi rek appel bu yàgg boobu moom la yu politiciens yi dem ci moom di ko wax pour mu jox ma pour ñu jaarale ci moom pour jox ma xaalis sama doomu ndey la nag li ma ko wax mooy booy politiciens yooyu loo mun lekkal ci ñoom xam naa da ngay marchander sama tur munuma ci dara ñu saagante ay ndey da ngay marchander sama tur bu la neexee demal nga ne leen Mollah Morgun sama gaayin la sama doomu ndey la jëlal 1 milliard yi lekk ko mais man moom duma ko lekk loolu moom c'est sûr booy fils ngir yàlla jàpp ci rek vendredi boole ma kenn ma jox ko 1 million vendredi bii fekk dafa ma ñawal benn ñetti abdu vendredi laa la vendredi ma jox la 1 million ma ne ko xanaa wala ma tànn kenn rek nga jox ko ci xam naa ni boo demee bay joxe 1 million rek yow lekk nga 10 millions ci sama tur waaye bu dee am na 1 million yi ngay joxe it génn ko ci 10 millions yi la jox wala 20 millions yi ah boo paree xanaa ma ñëw def live rek sénégalais yi wax ma nii am na 1 million yu mu bëgg a joxe yoo xam ne jëlee na ci politiciens yi peut-être 10 millions joxe jël na 9 ya war ma jox 1 million ngeen wax ma fan laa koy dugal ah wala ma bàyyi noonu yéenay wax rek yéen a may wax de soxlawuma man moom soxlawuma ko waaye vendredi la ma wax ne ma xam naa dem na dóori yor na 1 million yor na nee na vendredi nii pour ma boole ko kenn ma boo leen bëggee ma bañ a laal boo leen bëggul tamit ma am ku ma ko boole mu ñëw bu jëlee 1 million yi ma def vidéo live ne leen 1 million yaa ngi nii xam naa lekk na ci 9 wala 10 wala 20 moo xam mais 1 million yi fan ngeen bëgg ma dugal ko fan ngeen bëgg ñu dugal ko waaw bu dee dañ koy dem saraxe ji ñu sarax ko bu dee da ngeen bëgg parce que loolu suñu xaalis la bu ma ko bañee jëlit sama copain yooyu noonu dañ koy ñi ngi dóor jamono ji ñoom ñi ngi marchandise sama tur ñu ngay dóor gars yi bu baax a baax bu fu nekk nii politicien bu jóg Mollah sama doomu ndey la xam naa ko booy fils maa ngi am lu may lekk de fu nekk nii gars yi ñu ngi may contacter bëgg naa dóor nangam ak nangam man ne man moom dem leen lu leen neex man soxlu 400 millions laa la wax 400 millions la ma Macky Sall proposé 400 millions du 200 millions du 300 millions 400 millions lañ ma proposé ak bokk ci liste Benno Bokk Yaakaar diaspora bugguma bu dee man kese direct luy jaar ci man bugguma waaw non loolu record garaawut man soxlawuma dërëm ku indi beneen record boo mën a indi it bu dee samay copain la dañuy saagante nday tooñante et tout ça samay gaañ lañ waaw même bu ñu recordé man lekkaanuma di xanaa record dafa yomb mais ana preuve ana fan man musuma lekkal dërëm te soxlawuma dërëm nag soxlawuma dërëm loolu de je le dis haut et fort yàlla mooy sama seede soxlawuma dërëm ku mu neex boobu man record ma yow man may Mollah Morgun boo ma woowoon léegi di wax ma jox la samay kàddu nga record nu mu la neexee sànni fu la neex je m'en fous je sais me défendre mun naa wax record dafa yomb waaw booy fils xoolal am na nangam ma ne la waaye booy ana xaalis bi waaw joxe ko joxe la nangam et après je m'en fous soxlawuma dërëm ki may wax naan vendredi yónneel kenn ma jox ko 1 million man Macky Sall proposé ma 400 millions ñii dama wax ay waxu 1 million lu tax nag parce que sama benn copain moom moo bëgg a lekk foofu xaalis nee naa ko boo bëggee lekk leen politiciens yi dem leen marchander leen sama tur lekk leen loo leen mën lekk leen mais man dërëm bu gën a ndaw soxlawuma ko ndax dërëmu askan la xaalisu askan du ma ko mës a lekk léegi nag ñoom comme bëgg nañ sama gars yi bëgg a jël ñoom ñi ngay bëgg sama benn copain la ñuy jaar si sama ñaari copain sax la ñaar parce que am na kenn ki sama copain la sama grand la du sama copain sama grand la wax na ma démb woo na ma booy fils il faut ñu lekk tamit quoi comme bëggoo ñun foog instant yi gars yi jege si nañ ñu ngi marchander say tur man nag loo dégg maa ko dóor ma ne ko grand loo mun a lekkal yaa xam man soxla ma dërëm ki ma waat léegi-léegi sama doomu ndey la ñoo bokkoon école di ànd di nangam ak nangam même chose ma vendredi booy ñawal naa la ñett abdou yi xam na am na ñu ma jege nii léegi yow boo toogee noppi rek mais man du ma noppi man xeex bi ma nekk ni pare wu ma pour noppi donc bu demoon jël moo xam lu mu jël
bu ñëwoon tey na booy 1 million ngi nii balaa ma naan 1 million tamit Sénégal yëpp laay xam naa ne day daw parce que Sénégal yëpp laay woon ne leen ah nee na 1 million moom bugg naa joxe 1 million léegi yéen jël leen Sénégal jël leen 1 million yi bu dee dañ koy jël dem may ko Ndeye Khady ñu jox ko Ndeye Khady bu dee dañ koy jël man soxla ma dërëm bu dee dañ koy jël yéen a joxe seen solution waaw yéen a joxe seen solution bu dee dañ koy jël pour dugal ko ci taalibe yi ñu def ko ci taalibe yi yéen a xam rek yéen a xam man bugguma ko gis soxlawuma ko suur naa këll doyal naa daray àdduna du tax ma jaay sama ngor gii sama ngor du ma ko mus a jaay daray àdduna du tax ma jaay ko bu doon loolu la balaa maa jël ay 1 million jël 400 millions yu Macky Sall mii ndax ñu bëri nga topp ci kaw di daw te mënuñu fa lekk 1 franc te mag may proposé 400 millions te wax naa ko ca kaw te la ngay dégg ca wax ji yëpp kenn ci ñoom du génn ne non c'est faux waaw c'est ça wax naa leen ni man aw ma njëg aw ma njëg voilà loolu moom lu ma leeral la wax aw ma njëg du ma sénégalais bu ñuy jënd benn doomu aadama ma yow sa waay Macky Sall ay mois moo ko fi dese at ak genn wàll moo ko fi dese man dinaa jaay askan di jaay tay la sama askan ndax koo xam ni at ak genn wàll moo ko fi dese at ak genn wàll bu ma joxoon 2 milliards sax soxlawu ma ko Macky Sall la devant tout le monde ñi ngi déglu bu ma joxoon 2 milliards soxlawu ma ko at ak genn wàll du ma ko jëndee dara day dem par la force doole mbaam waaw par la force doole mbaam day dem loolu moom rek na ko xam 18 mois waaye la may dund man maa ngi ciy tooyloo alhamdulilah daraay àdduna foquma waaw maa nga noonu daal ñetti abdou yi nag moom ñaw nañ ko man ñu ngi may wax naan ma ñetti vendredi bii ma boole leen nag sama benn boo jox ñetti abdou ak 1 million kooku na sama copain la xam naa day dóorum moom tam la ciy dóor gars yi tam dañ ciy dóor jamono ji moom moo laa móor gën moom dañ koy marchandé politicien bu ñëw wuy xam naa ko sama doomu ndey la xaaral ma woo ko woo ma saaga ndey boy moo laa damay toj boy bu abdi boy ay ñu saagante politicien bi dégg ne waaye kon xam na moo laa de ñi ngi saagante ndey gis nga lu ma la waxoon sama gaayen la wuy xoolal doy toj boy xoolal boy fils boy jël maani bi booy xoolal boy calme naa la am na lu ma lay jox xoolal laa nga am loolu man nante laa xam naa man damay ree rek ree waaw boy acca na ñëw yónnee la ñu de ko ne parce que xam naa ni sama copain ma ngay dóor ci kanamu politicien bi ma ngi may saaga ndey pour woon politicien bi sama doomu ndey la ma ngay xëpp kaani pour woon politicien bi ki sama gaayen la man xam naa loolu Sénégal lépp dóor la addunay dóor la bu doon sama copain boobu kese 50 000 amu ko pour joxe ko waaw boo gisee muy def loolu man je sais que politicien baa ngay toog cay hôtel wala ay bureau mu bëgg a woon politicien bi pourtant moo laa sama doomu ndey la bu saaga na ndey xëpp ci kaani ñu ree kaf ba ma waxee sax ne non yow moom sama doomu ndey nga mu gis nga kan lay wax gis nga j'ai compris que am na ku mu toogal parce que mi ngi naan gis nga lu ma la waxoon gis nga sama doomu nday nga ma ne ko ma booy fii sama doomu nday nga depuis jamonoy Kaolack la jamono ji metti ji ñuy bërëng xam nga sama fils nga booy fils mais gis nga ko kan la koy wax xëy na ab politicien bu mu toogal di dóoral bu muy dóoral pour am lu mu ca dóor loolu ñun ay sénégalais lañ xam nañ nu sénégalais di doxalee kuñ nax rek sénégalais kum nax yow la neex waaye pour nga gis ku ci def te yàlla tax c'est tout un problème lépp dóor la dóor addunay dóor la foofu ma xam li may xam rek noppi man tam ree léegi moom bu fa mënee lekk dara moo xam bu fa mënee lekk dara moo xam loolu moom man dérangé wu ma man dérangé wu ma moom man moom dérangé wu ma li ma gëm daal mooy li Ousmane Sonko di def alal gi ñuy yor muy alalu askan ñi ci jéem a nax ay nit di ci jéem a jënd ay nit man pour man loolu du solution bi Ousmane Sonko moins de 3 mois xool leen nu mu def Ziguinchor cot man Ousmane Sonko non billahi bu amuloon ma créé ko waaye Ousmane Sonko bu amuloon ma créé ko Ousmane Sonko lu mu def moins de 3 mois ci Ziguinchor billahi wallahi wa taalaahi même mairie France sax mairie Paris sax mënul loolu liggéey bu doy waar la fa Ousmane Sonko def c'est du jamais vu c'est le la première maire bu liggéey lu Ousmane Sonko liggéey ci région musuma ko gis ci àdduna
li Ousmane Sonko def jàpp Ziguinchor non lu mu liggéey ci mairie bi rek déjà lépp la raxas waxoon naa leen Ousmane Sonko nag vraiment merci à lui Ousmane Sonko li ma mën a wax rek mooy ku may déglu la Ousmane Sonko moom ku may déglu la Sénégal dafa metti ndeysaan dafa metti Sénégal ñi ma jege ñëpp ku nekk waaye wala buñ luñ la jox jëlal ndeysaan dama leen yërëm quoi ndeysaan mais man nee naa leen du ma jël mais depuis une semaine daal sama gars yi ku ne waay booy moo laa xoolal xaalis bi ñoo ko moom lu ñu la jox jëlal loolu pour sénégalais yi lañ lu ñu leen jox man ñoom laa mën a wax lu ñu leen jox jëlal mais man moom du ma jël man moom lu ñu ma jox du ma jël déedéet ñoom bu ñu leen joxee nañ jël parce que xam naa ni ñoom ñoo leen toroxal ba ngeen ne tot ñoom ñoo leen appauvrir bu ñu leen joxee jël leen yulli wulli tulli mais man mënu ma appliquer la yulli wulli tulli man mënu ma ko waruma ko appliquer règle boobu man maay exception bi waruma appliquer la yulli wulli tulli yéen a ko war a appliquer parce que yéenay dund loolu ñoom noo leen yulli wulli leen tulli leen kon boo leen jekkoo da ngeen war a réciprocité bi da ngeen war a appliquer yéen la yulli wulli tulli mais man mënu ma ko appliquer waaw mais ñoom ku ci nekk way moo laa gars yi bu ñu la joxee jëlal waaw xaalis bi ñoo ko moom non loolu moom ça passera pas avec moi là c'est normal parce que duñ ma jox ma jël la ñuy jox nañ ko jox sénégalais parce que ñoom ñoo ko mérité mais Ousmane Sonko lu mu liggéey ci mairie na benn maire yëkkati loxo depuis bu Sénégal 1960 ba léegi na benn maire yëkkati loxo ne mos na liggéey lu Ousmane Sonko liggéey moins de 3 mois mu raxas mairie bi dindi ay emploi fictif yi tëbal def gestion ñëw def lu ñuy def audit te waxoon naa ko fi ne maire yi sénégalais yi dañoo foqale ma ne leen maire yi ngeen di gagné balaa ngeen di toog def leen audit bi audité leen ko xoolal Ousmane Sonko ko fi def ñeneen ñi yàkkamte woon nañ toog ci mairie ya ba jàkkaarloo kii kees ñoom pour ñoom liggéey mooy dem jëndi ñaari buret indi ñaari barigo teg fële taal ñetti lamp pour ñoom loolu mooy liggéey nee naa leen audité leen seen mairie yi balaa ngeen di toog mais Ousmane Sonko rek ko ci def yéen a ngi fàttaliku live boobu bu ma ko fi wax boobu boobu bu ñu nee gañe nañ laa def live di wax ay waxu audition Ousmane Sonko def audition bi génn gis emploi fictif yi tëbal raxas defar mairie bi boobu ne cocc li ñuy war a jar 500 jar 500 lii war a jar 1000 francs jar 1000 francs mu bàyyi salaire am ne maye na salaire am maye na avantage non mais kii du nit Ousmane wallahi billahi Ousmane fa nga wàcc moo baaxul Ousmane doo nit de Ousmane yàlla jiñ naa ci daraja Seydina Muhammad Ousmane da nga rax Ousmane doo nit yàlla defaragul sénégalais bu def li nga def du Mamadou Dia du Cheikh Anta Diop yàlla bindagul sénégalais bu def li nga def ci patriotisme ci bëgg sa réew li ngay def dafa jihaad benn administrateur civil musul def li nga def Ousmane Sonko kenn ma wax Ousmane Sonko ñëw ba def patrimoine am génne lépp lu mu yor déclaration de patrimoine ñi naan ma Khalifa Sall man leen Khalifa Sall di sàcc professeur histoire géographie collège nga def sa patrimoine yor ay milliards dëkk boo ko def ñu noq la ci kaso bi gars yi ne muut nitu mbalitu Ousmane Khalifa Sall yi ñëw Ousmane Sonko moo fi déclaration de patrimoine première fois dem Khalifa Sall yi sàcc bu mag boobu ñëw di yolos na moo laa foofu moom da ngaa jum moom Khalifa def na ma ne ko Khalifa ci kaso ba la waroon dem bu mu ko defee ba pare kaso ba direct la waroon dem Khalifa Sall professeur histoire géographie 200 000 amoo ko nga def sa déclaration yor ay kër France yor fu ne yor ay milliards dañ la war a nokk ci kaso bu heure bii daf la waroon fekk nga faatoo ci kaso bi Khalifa Sall warul loon génn ci kaso tant que deew professeur laa leen wax de collège waxuma leen lycée de collège histoire géographie collège multimilliardaire mais ay nitu Khalifa Sall nag delloo gàcce nag ñu ne yolloosi di yolloosu man leen boo leen buggee gàcce ñëw leen ci Mollah dem leen ci sénégalais yee ngeen nax leen Mollah bu waxee dañ koy argumenté am fu mu ko teg boo leen buggee seen wax am fulla dem leen ci internet bi rek su buruxlu bi nga ak soloxloo bi ngeen soloxloo foofu buruxlu ndax quelques sénégalais mais man boo leen ñëwee ci man dama leen di tëral di rendi par benn kon nag boo leen bëggul seen programme yàqu bu leen ñëw ci Mollah di indi ak rëy làmmiñ pexe du yàqu ci xel da ngeen di xalaat ne bu ma demee ci Mollah danaa ko mun a nangam booy ñëw ma noq la ci suuf
boo ñëw ma lay ñuus te moom mooy loolu moom mooy dóor bu gën a yomb sinon dama lay suul dugal la fosse commune bu ma waxee li may wax dama koy argumenté xam fa ma ko teg professeur histoire géographie collège def déclaration de patrimoine ak ay milliards kooku fu mu war a nekk sama gars yi bu doon dëkk bu baax la kooku ñeme naa taxu di def déclaration de patrimoine professeur histoire géographie collège 200 000 mat mënu koo am Khalifa Sall ñëw yar ay milliards Ousmane Sonko jaar trésor public jaar impôt et domaine génn am benn kër amul sax 10 millions yu mat nga koy teqale Khalifa Sall un professeur collège bu génn ay milliards la yor may waxu patrimoine déclaration de patrimoine ngeen bëgg maa indil ab sàcc boo xam ni adduna bi da koo sàcc adduna yëpp da koo sàcc buñ ko yaayam juree ci kaw lal hôpital ba léegi sàcc la sàcc bu mag a mag a mag ñuy wax yàlla ngeen dem indi ab fàqmaan boo leen déggee turu Ousmane Sonko noppi leen amul kenn ku ngeen ko mën a tolloleel Ousmane Sonko du tolloowul ak benn doomu aadama bu ngeen mën a indi di ko tollolee benn doomu aadama yii nii ci le pouvoir temporaire laay wax benn doomu aadama mën leen ko indi di ko teq boo leen déggee Ousmane Sonko daw leen lem leen seen bagage te daw te benn doomu aadama war a ñëw fii naan day ni way comme Ousmane nangam sama nangam da ngay fen amul benn doomu aadama bu tolloog Ousmane Sonko waaw man j'attaque Ousmane Sonko bu attaqué wul Khalifa Sall man je l'attaque kooku ça n'engage que Ousmane Sonko nit ku baax la nit ku gore la man j'attaque Khalifa Sall parce que je suis un Sénégalais bu Khalifa Sall sàcc je suis victime des manigances de Khalifa Sall je suis victime du vol aggravé de Khalifa Sall ni Ousmane Sonko amee droit moom ne baal na Khalifa Sall man am naa droit bañ koo baal yow tamit am nga ci droit Khalifa Sallu Sénégal la donc ñun waruñu mën a xool ci kenn bu ne kaay leen bëgg kii ñu bëgg ko par force ñun Ousmane Sonko lañ gëm projet de société am lañ gëm waaye kenn mënuñoo wax ne bu leen laal Khalifa Sall ndax Fatou wala ndax Demba ndax Khalifa Sallu Sénégal la professeur histoire géographie bu sàcc ay milliards sénégalais laa bu am droit joxoñ Khalifa Sall na ko danga maa sàcc nga bu mag danga maa sàcc tu as trahi ñun duñu génde bëgg nit du tax ñu neen la yàllaa ngi lay nuyu de Ousmane Sonko lépp lu ñu koy waxal day dëggu waaye dara mënuñoo taxal ñu fenal ko ndax Ousmane Sonko jàngaluñu sax fen jàngaluñu fen te Ousmane Sonko bu ma fekkoon may wax ci Khalifa Sall ci lii mu def sàcc bu mag boobu Ousmane Sonko du ma ne non moo laa bul wax loolu mukk Ousmane Sonko mën na ànd ak Khalifa Sall xëy na pour jéem ko jàppale pour dimbale ko pour won ko ne ko nit mun na defaru nit mun naa defaru nit mun na racheté wu waaye man sénégalais laa au nom du Sénégal je parle au nom d'un sénégalais bu doon victime tracasserie vol aggravé de Khalifa Sall association de malfaiteurs depuis jamonoy PS nekk na fi jeunesse socialiste dirigé ko nekk na fi ministre de la jeunesse nekk na fi lu ne maire de Dakar ak lu ne nekkul sàcc bu mag la bu mag a mag a mag bu rëy bu nganda bu ponkal ngan bu rëy sax bu pataa Khalifa Sall sàcckat bu pataa la bu ponkal bu rëy bu nganda bu duuf dafa sàcc ba mënul gis dafa sàcc ba gëlëm sàcc bu mag la professeur histoire géographie collège multimilliardaire sàcc bu rëy ngi noonu ku ko jàpp nga sàcc ku ko bàyyi nga sàcc te ba léegi ñëwagul taxaw baaluñu àq te delloo ñu luñ moom bu buggee ñu may ko jàmm nañu delloo suñu ressource nañu delloo suñu alal nañu delloo lu mu sàcc jël lépp te delloo ko Sénégal ne baal leen ma maa defoon defet jële fa defet dem yoonam point man nag sénégalais laa de bu am droit wax samay xalaat ak samay vision waxte yàlla rek tax duma ci xool kenn diggante kenn ak kenn
man lijjantiwuma diggante relation Ousmane Sonko ak yeneen nit Ousmane Sonko moo ñëw présenté ma ay projet de société moo ñëw présenté ma bëgg Sénégal moo ñëw présenté ma patriotisme moo ñëw présenté ma jub moo ñëw présenté ma baax moo ñëw présenté ma bëgg sama réew moo ñëw présenté ma ni man moo laa nee naa leen Sénégal sama xol la Ousmane Sonko ñëw baab sama xol doxaan sama xol bëgg sama xol mu dugal ko ci sama xol relation yu mu seq ak ñeneen moom la engagé ñu yàq sama xol ñooñu yàq nañ sama xol ba pare Ousmane Sonko ñëw ne ma moo laa bokkuma ñi yàq sa xol won ma njub won ma jullite won ma baax won ma gore won ma droiture won ma patriotisme ma dugal ko sama xol ne ko am jox naa la sama xol te boobu ba léegi daggul sama xol yàqul sama xol léegi nag relation moom fu mu ne loolu moom la engagé engagement sociétal bu Ousmane Sonko am laa am lu ko wàccu ma lu ko war wàccu ma de lu ko war wàccu ma la ma war wàccu ko la mu war a taxawee Sénégal laa war a taxawee Sénégal na mu bëggee Sénégal laa koy wan ni gënoo ma bëgg Sénégal na mu fonkee njub laa koy wan ni gënoo ma jub Ousmane Sonko nawle laa ko def nawle dama ko nawle woo bugguma mu gën ma bugguma mu raw ma bugguma mu gën ma doon patriote donc man nawle laa ko def bugguma taxaw mukk jàkkaarloog moom di rus loolu rek laa ko def sama nawle la sama nawle patriote la sama nawle boo xam ni nee naa leen dafa ñëw doxaan sama xol ma jox ko sama xol bu yàqoon sama xol ma ne ko fi ñu ko ne yàq bu naqari munumaa bëgg Ablaye Wade dafa yàq sama xol dafa yàq Sénégal munumaa bëgg waa PS dañoo yàq Sénégal yàq sama xol munumaa gëm waa PDS dañoo yàq sama xol te dinaa leen waxal benn affaire bu gën a garaaw ngeen bàyyi ci xel xanaa xamu leen ne alliance yi ngeen di gis ay affaire alternat booloo ay clan yooyu xanaa xamu leen loolu moo indi li gën a garaaw ci li ngeen di xeex ay alliance yi ngeen di gis nii parti mais moom moo indi li ngeen di wax naan le phénomène de transhumance lan moo indi transhumance Sénégal dañuy xeex dara di ànd ak loolu te duñ ko yëg transhumance xam nga lan moo ko indi mais ay parti politique yu booloo moo indi transhumance Sénégal tant que mi ngi am ay coalition transhumance duñ fa jógee déglu leen bu baax li may développé nag coalition moo indi transhumance moo tax ñun munu transhumance munul dañ Sénégal tant que coalition mi ngi am ñan la woon PS daanu PDS ñëw coaliser ak ay parti PDS bu mu ñëw dafa coaliser ak ay parti bu mu faloo dafa indi parti yooyu mu coaliser woon ay éléments ñu ñëw ñun ñu tuddee leen transhumance PDS daanu Macky Sall falu ci lan ci coalition léegi ñan la coaliser yenn éléments yi nga xam ni ñoom ñoo newoon PS ak yenn coalition yoo xam ni ñoo newoon les frustrés du PDS mooy Moustapha Diakhaté et cetera les frustrés du PDS ak ñan la coaliser waa PS ñoom Moustapha Niasse ak ay AGPADS mais ñooñu coalition boobu moo la diriger donc Ousmane Sonko bu ñëwoon coaliser encore ak ay parti mais ñan la coaliser mais ña yàqoon ñoo ñëwaat coaliser ak moom suba bu Ousmane Sonko falo ñooñu dañuy ñëwaat parce que dañoo coaliser ak moom ba mu gagné donc coalition boo gis coalition Sénégal coalition mooy indi transhumance ku bëgg a xeex transhumance da ngay bàyyi coaliser nit mënul coaliser ak ñi nga xam ni ñoom ñoo yàq nga coaliser ak ñoom mais loolu mooy indi transhumance rapport bu doy waar la am amul parti politique bu fi nekk bu gagné te gagnéwul ci allié te allié boobu noonu moo indi transhumé mais man tey ba ma nekkee PS ñu daane ma créé sama benn mouvement ma nekk PS daanu ma créé sama benn mouvement développement bu garaaw laay indi ku réfléchir gis ma créé sama benn mouvement Dakar gi poosi dégg Ousmane Sonko rek ne damay jàppale Ousmane Sonko Dakar gi saf na sàpp Dakar gi saf na sàpp Dakar gi Ousmane Sonko jël ma taf ma ci wetam
te man maa yàq réew ma coaliser ak moom mu falu jàppale ko mu falu ma génn ànd ak moom jibile mais buy falu daf may fal léegi yéen gars yi ne non Mollah dafa transhumé non mais Mollah dafa transhumé grâce à la coalition Aïda Mbodj transhumant la ci coalition la jaar Aïda Mbodj nekk na ministre PS PS Khalifa Sall nekk na ministre PS coalition la mais dafa transhumé ñoom ñëpp bu Ousmane Sonko faloon dañuy ñëw toog dañuy taxaw dañuy am lu ñuy laaj coalition mooy indi transhumance kuy xeex transhumance bàyyil coalition nit mënul coaliser ñooñu taxawul ne dañ laa jàppale ci mbir yi ba nga falu nga ne leen fa ñu ko ne yàq bu naqari Ablaye Wade ba muy dem deuxième tour di war a jàkkaarloog kii di Abdou Diouf coalition moo ko fal dafa coaliser ñëw Moustapha Niasse ñëw mais après lan lañ def Moustapha Niasse mais premier ministre la ko def jël ay ñeneen ñu coaliser nag moom def leen ay ministre c'est tout xuloog Moustapha Niasse ñi portente plainte ndel plainte leel baalu ndel ñuy baalante foofu la mujj coalition moo indi loolu Macky Sall bu muy ñëw coalition Benno Bokk Yaakaar lan la mais Benno Bokk Yaakaar c'est les anciens du PS du PDS AJ/PADS LDMPT Dakar gi jinjeer ji maccaat bi benqal bi ñambaan bi mooy Benno Bokk Yaakaar ay doomu aadama yu newoon ca PS la woon ak ca PDS ak frustré yi ñu boole leen mais ñoom ñooy Benno Bokk Yaakaar donc képp kuy xeex transhumance da ngay bàyyi coalition mooy indi transhumance loolu kenn mënu ko dindi ku am beneen argument kaay développé AFP ñoo ñëpp la woon AJ/PADS LDMPT AFP ñoo ñëpp ñoo booloo ñoom ñooy Benno Bokk Yaakaar mouvement sànq lañ ci sew si donc transhumance man je dis pas kii moo wax lii wala kee moo wax lee unanimité kenn amu ko et nul ne détient le monopole de la vérité absolue nul ne détient le monopole de la vérité absolue dama ne boo xoolee ni politique Sénégal di doxalee transhumance lu ko indi moom mooy coalition booloo ñambaan gi Dakar gi benqal bi jinjeer ji def ci say ñamatos loolu moo indi coalition te coalition mooy indi lii di transhumance waaw keneen ku am leneen looy développé man je suis ouvert au débat na kenn ñëw dindi argument bi ma argumenté ci parti Sénégal laa wax politique bu Sénégal depuis 1960 ba léegi képp ku toog ci pouvoir bi coalition nga yéegee te ba nga yéegee da ngaa yóbbaale ña nga àndaloon sa waay soyons sérieux léegi nag luy waral coalition mooy comme ni ñu naan c'est pas obligé population bu éveillé bëgg doomu aadama ci ay projet mun na ñëw jàppale parti boobu noonu mais mënuñu taxaw di wax naan c'est obligé loolu c'est insulter tout un peuple c'est insulter la mémoire d'un peuple ñu ne sàcc c'est normal Sénégal ñu ne fen légaliser nañ ko Sénégal parce que situation yi moo tax ñuy fen cagatu war na Sénégal parce que yaayam amul lu mu lekk c'est sénégalais loo wax rek ñu créer maanaam circonstance ay atténuante circonstance atténuante oui non lii moo tax day cagatu parce que yaayam amul lu mu lekk non day naan sàngara parce que dafa am ay problème quoi xam nga rek te bu nekkee ak problème yi day xaw a dof day lii parce que lii moo tax sa waay boo demee États-Unis dafa am les démocrates am les républicains depuis que Amérique nekk ba léegi démocrates yi républicains yi ñooy nekk di ñii daanu ñii jóg ñii daanu te ba léegi gisoo ay républicains yu sànne ko fële dem di ànd ak ay démocrates Trump dañ koo gañe ana ay nitam
dañoo daw ànd ak ñeneen ñi Obama ba mu fa jógee démocrate yi ba léegi ñu ngi toog démocrate républicain yi toog nekk ay républicain Sénégal ngay ñëw ñu naan la wéyi non kii day mandi parce que dafa bëri ay problème te bu ko bàyyee ci bopp bi day dof keneen day tux yàmbaa parce que dafa bëgg am yu mu fàtte non c'est que kii day cagatu parce que yaay moo lekkul papam dafa am doom ñu tooñ ko mu jur benn doom ku ko biiral daw loolu moo def foog mu cagatu mais c'est que sénégalais yi loolu teg ñu wutal ko ay circonstances atténuantes il faut arrêter de chercher des excuses pour des intérêts personnels exactement nañuy assumer mun nga ma wax ni ma nga ñëw il faut assumer nga ne Sénégal dafa soxla ñu boole ay parti parce que peuple bi ci boppam pareeguñ pour topp nit ndax projet duñ votel nit ndax projet de société bu mu leen présenté duñ votel nit ndax ay principe idéologique duñ votel nit ndax ay vision futuriste ñu nangu ñu xam ne peuple bi la niveau peuple bi moo baa réflexion bi moo kaweegul seen ngëm-ngëm dafa oyof ni xob ngelaw bu ñëw yóbbaale mais dañuy ragal loolu ba pare ku nekk naan oui c'est que bon c'est un peu normal parce que xam nga Sénégal mooy ñan Sénégal ay mala composé wuñ ko ak ay xaraki béy ay nit a ko composé nit yooyu am na benn niveau intellectuel bu ñu doon am wala benn éveil de conscience bu mature mais loolu mun na nekk mais balaa maa dee ñu naan non c'est la politique bon c'est normal parce que Sénégal non parce que Sénégal nit yi ñoo nite wut parce que Sénégal duñ topp nit ndax ay projet de société parce que Sénégal gëmuñu nit ndax ay vision dañoo xiif koo jox 10 000 mu votel la koo jox 5 000 mu votel la koo bëgg a def xar boo ko joxee 15 000 dugal ko ci saretu mbaam jox ko sifflet jox ko xartum muy sifflet nga ne ko bu fenee ne tàccu leen ngeen tàccu dañuy nangu loolu nañu assumer peuple bi moo maturagul peuple bi moo nekk peuple analphabète ñun ñëpp nangu ne lii peuple bu analphabète la peuple bu maturagul la peuple bu amul conscience citoyenne la ah nañ nangu loolu peuple bu amul conscience citoyenne ah mais pour lu ñu wax ngay wutal ko peuple buy lekk sandwich votel la peuple bu ñuy tëddee benn hamburger la ak benn shawarma mais il faut ñu nangu ko ñii di voté ñi vote ndigal Sénégal la am vote ndigal sëriñ bu yeewu ne wéyi waaw man sëriñ bi képp ku ma déggal votel nangam demal Amérique ba xam mos ngeen dégg benn vote lii daw Sénégal amul ci benn dëkk Amérique achat de conscience boo ko defee ci kaso ba nga jëm doo yeggale élection yi te Sénégal da ngay def achat de conscience nii au vu aussi de tout le monde te amul problème dañ lay bëgg sax ci loolu Sénégal sëriñ day génn ne voté leen diw France amuñu loolu Amérique amuñu loolu Australie amuñu loolu Canada amuñu loolu c'est de yàlla donc il faut ñu xam ne peuple bu maturul la peuple bi ñuy woowee immature mooy Sénégal da ngay jënd nit ci xeetu ak xaalis bu ne sandwich da nga ciy jënd nit hamburger da nga ciy jënd nit hot dog da nga ciy jënd nit caakiri sax da nga ciy jënd nit góor jigéen mag ak ndaw même kaay tibb ci muraake bi vote libre doomu aadama yi duñ leen bàyyi ñu voter ak seen xel le vote n'est pas libre au Sénégal tu es orienté kaay def lii kaay def laa ma jox la lii nga def lii ma jox la lii ko kay bàyyiwu leen ko sago mu voter libre arbitre amul Sénégal donc c'est clair il faut ñu nangu loolu léegi nag tout est comparable au Sénégal si on veut développer nit da ngay nawla woo li la raw ki la raw luxusu ko ki la raw yàlla mayu ko daf ko liggéey nit munoo nawla woo koo raw munoo ko nawle woo da ngay nawla woo ku la raw boo bëggee avancer Amérique dañ ko war a nawla woo Amérique ñoo leen gënoon sonn fuuf ñoo leen gënoon tàng fuuf lu ñu dund leen ko fu ñu jaarul leen fa tey dañoo defar avancé Chine référé wu ci Amérique ne Amérique gënu ko ndey gënu ko bàyyi Chine kenn gënu leen woon sonn tey bokk nañ ci pays yi gën a développé Chine bu bàyyoon xel Sénégal di nawla woo Sénégal kon Chine jël ndaare 1960
Sénégal jàppale na Corée du Sud aide jóge na Sénégal dem Corée du Sud pour jàppale leen Sénégal 1960 tey Corée bokk nañ ci les 12 pays les plus émergents et les plus développés au monde te pourtant yaa ko saraxoon 1960 ka nga saraxoon 1960 tey mun na laa moo lay sarax loolu gàcce la Corée 1960 Sénégal la ko gënoon développé Rwanda guerre la amoon ngeen taxaw fi naan waaye Rwanda bi kii waaye sa waay yooyu nga de yaa ngi mel ni Rwanda sa waay yow torox nga de yaa ngi mel ni Rwanda tey Rwanda bu leen naw la woon yéen Sénégal yéen Rwanda kon Rwanda torox Sénégal bu fi xooxoon lan leen lañ woowee éthiopien sa waay comme éthiopien xool leen yax yëpp ngi ci biti tubaab bi di leen war ay Éthiopie ay nit yi war a dee ak ndax famine tey Éthiopie nawloowu leen ay TGV lañ yor train de à grande vitesse lañ yor ay métro lañ yor ay airlines lañ yor Éthiopie tey nawloowu leen lépp luy high level ci dëkk yi émergents yi am nañ ko te 1980 bii rek 85 90 yéen ku gën a ku yooyu Sénégal ngeen na ko éthiopien demu leen te xamu leen ni demu leen mais loolu gën a métti ci réew yi Kenya pareil Kenya ku torox Sénégal ngeen ne yow comme Kenya comme kii li comme lee comme éthiopien comme yow xanaa Kenya nga bàyyee ko cooñ nawloo wuñ leen nit booy nawloo da ngay nawloo ku la raw te lim la rawee foru ko da koo liggéey ay ñii ay seen dëkk ay guerre ay génocide ay famine ñëpp raw nañ leen ñëpp leen raw Kenya yoo Éthiopie yoo lu mu tuddati Corée du Sud yoo Brésil yoo ñëpp leen raw Éthiopie yoo ñëpp leen raw Rwanda yoo te ñii ñëpp da ngeen Sénégal ku toroxoon wala ñàkk rek ngeen ne ko comme Rwanda comme Burundi comme lii tey yéen a ko doon sama gars yi nañ waxante dëgg Côte d'Ivoire ak yëpp raw nañ leen am na benn jamono xam lan la ñu war a def tëj frontières yi tëju ñun ñëpp ne déglu leen jàmm la nañ daje ci penc ma suba 8h00 góor jigéen mag ndaw papa yaay doom bu leen fa bàyyi kenn lu dul mala yi xar yi bëy yi nag yi ngeen ñëw ay Soudan ay Nigéria ñu toog nag xoolante ñun ñëpp ku ne xool sa morom ñu ne ku ne xool sa morom ku ne xool sa morom xujju lan moo ñu dajale fii ñu ne Sénégal ñu dessiné Sénégal 1960 Sénégal fii la tolloon ba suñ jonn yàlla tey mënuñu dem mënuñu dëgg luy problème bi ñu bañ a jiñ kenn ne ñun la léegi nag dañoo bëgg a sori dem ba toll ci ay niveau Kenya ay niveau Rwanda nañuy def mooy ñu defaru mooy ñu bëgg suñu réew mooy ñu doon ay patriote suñu réew jaral ñu lu ne il faut mu am benn rétrospection ak introspection bu ñu bëggee développé wu ñu bàyyi di jël faute yi di ko sànni ñeneen bu ñu la waxee ku développé nga ne wéy moo laa yow kooku moo ñu raw quoi mais nu mu la rawee da ko luxus wala yàlla ko wàcceel ndëpp national dafa war a am conseil national d'état ñun ñëpp toog papa yaay doom ñëpp ñu conseillante ku ne conseil sa morom ñu rus Qatar ak lépp ñu raw mais Sénégal mais nan la mun a avancer te du def rétrospection du def introspection du def dara lu ko dal mu xool kum ko teg Sénégal bu commencé ñàkk ne dañ maa catu bu commencé xiif ne dañ maa xool dañ maa làmmiñu bu commencé torox ne dañ maa garabu dañ maa marabute mais daal mënul toog ne moom la bu amul liggéey ne am na sama wujj yaay may pexeel waa kooku moom kañ lay wér lu ko dal mu wut kenn kum ko taxal am na ñu may bu commencé di wut liggéey bi dëgër mu ne am na ñu may fexeel de am na ñu samay noon yaa ngi may fexeel mukk mu toog ne non man am na lu ma dal quoi xaaral ma jóg ci sama bopp mais lu ko dal mu wut kenn kum ko taxal ku ko dal même jigéen bu amatul far sax ne sama xarit yi ñoo may jéem a marabute sama far bi sax daw na dañ ma xërëmtu dañ ma sëriñtu dañ maa yàqal sama noon yi moo tax dañu bëri noonu koo gis mu naan les jaloux vont maigrir sama noon yi sonnal nañ ma one love